jërë ngeen jëf mbokk yi ñu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki dina bokk ci kaddu yi nga xam ne directeur général bu organisation mondiale de la santé daal dina ko yëkkati ñeel tawat bii di coronavirus li mu xamle moom moo di lii lëmbee na jamono gannaaw ba mu jugee ca Asie Europe Amérique jamono yi nag mi ngi ci tundu Afrique lii itam daal di ëlëm lool xelu askan wa nga xam ne rek ñu ngi fi yeewoo. boobu le tawat itam daal dinay tax rek ñu dàq li nga xam ne rek moom moo di umra bi ki xam lu ni mel di ambassadeur bu Arabie Saoudite fii ci réew bu Sénégal daañuy wax itam mbokk yi ci rek doxub ñaxtu bi nga xam ne collectif ñoo lànk ñoo bañ ñu ngi ko doon amal ni ki tey ji nag foofee nga xam ne moom moo di ca buntu bu camp pénal li ñu bëgg moom moo di ñu bàyyi seen ak ñooñ di Guy Marius Sagna daañu addu ba tey ci li nga xam ne rek moom moo di langue ko politique fii ci réew bu Sénégal maître El Hadj Diouf mu mel ni luppul benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñooy génn di wax rek ci ñetteelu mandat bu rek njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall ki nga xam ne moom moo di maître El Hadj Diouf li mu xamle moom moo di ñooñee ñàkk gëm seen ak bopp moom moo war a lekk ñu génn di addu yooyu le kàddu mbokk yi lii lay di ponk yi bu ngeen taaxirloo tuuti daañu faram-fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen tey rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi dañ ko door ak rek kàddu yi nga xam ne directeur général bu organisation mondiale de la santé daal di yëkkati ñeel tawat bi di coronavirus li mu xamle moom moo di li lee nag jamono yi tembe daal nay doy waar lool ñu teewlu ay kàddoom. suñu ay épidémiologiste ñu ngi topp feebar bi ni muy lawee ci àdduna bi ba tax na nag jamono ji gis nañu impact yi mu am moo tax ñu jàpp ni Covid 19 bi ci jamono ji risque très élevé la nekk maanaam risque am dafa kawe lool ci àdduna bi. jërëjëf Alassane Ba mi tekki yooyu li kàddu bile tawat itam gannaaw rek ba mu feeñee ca Europe Amérique ak Asie jamono yi nag mi ngi ci tundu réew bu Afrique li lay waral itam askan wi nga xam ne rek ñoom ñoo fi yeewoo jamono yi nag nelawatuñu ba yandoor ab tënk Modou Fall def na ko ñu daal di teewlu. coronavirus mu nga démarré ca Wuhan ca province ba nekk Hubei ca Chine ci weeru décembre ci atum 2019 nit yu mu njëkk jàpp ñu ngi leen nemmeeku ci marché au poisson ba nekk foofe ca Wuhan gannaaw gi nag ñaari weer rek virus bi yegg ci àdduna bi yëpp lu tollook juróom-ñetti junni ak ñett ak juróom-ñaari téeméeru doomu aadama virus bi laal na leen ca Chine rek lu tollook ñaari junni ak juróom-ñetti téeméeri doomu aadama faatu nañu virus bi laal ci lu ëpp juróom fukki dëkk ca France lañ fa jàpp mooy ñun fukk ak benn cas ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakken Italie moom mooy dëkku Europe bi virus bi gën a laal ñu nemmeeku ci ñeenti téeméeri cas juróom benni doomu aadama daal di ci faatu ca Iran moom vice ministre de la santé bi ci boppam coronavirus bi da koo laal indi nag bilan bi ci ñeenti téeméeri cas waaye dëkk bi mu gën a laal gannaaw Chine moo di Corée du Sud tey ji tembe ñu xayma ko ci junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benni cas Singapour nekk ci téeméeri cas yu manqué juróom-ñeent Hong Kong nekk ci juróom-ñett fukk cas ak juróom États-Unis mi nga xamante ni sax xaw na sori Chine yëf yi bàyyi ko ndax mu ngi ci juróom-benn fukki cas ca Allemagne moom ñaar fukk ak juróom-ñaari cas Koweït ñaar fukk ak juróom-benni cas virus bi law sax ba Afrique Nord ci diggante Égypte ak Algérie foofee itam nemmeeku nañ fa ay cas wu coronavirus. waaye lu àdduna bi yëpp ragaloon moo di virus bi feeñ na ci Afrique sowu jant Nigéria nag nekk dëkk bu mu njëkk laal fii ci Afrique subsaharienne te Nigéria ci boppam ci wàllu population toll nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti millions doomu aadama te loolee nag kon tax na njiitu réew yi Afrique de l'Ouest yi gën a sëgg ci boobu lay virus ndaxte fii day xam nañ suñu wàllu santé dafa woyof lool te virus bi bu fi duggee mën na def kon dégâts yu ëpp ya mu def Europe ak Chine daanaka sax boo dee fàttaliku organisation mondiale de la santé daal di nay alerté ne nañ def lépp rek ba virus bi bañ a dugg Afrique ndax bu fi duggee dafay doon danger mondial. Modou Fall cant ak ngërëm ñenn la ngir muy yooyu leen njombe nga xam ne tawat boobee mën na koo def ci askan wi loolay waral itam ñu dàq li nga xam ne rek moom moo di umra bi ki xam li ni mel di rek ambassadeur bu Arabie Saoudite toog fii ci réew bu Sénégal ni ki tey ji Fat Bintou Konté ak Jaafara Ba demoon nañ daje ak ñoom ñu seetaan.
li nga xam ne moom moo jëm ci Omra jamono ji dañ koo dakkal li ko waral nag moom moo di coronavirus bi nga xam ne jamono ji ma ngay jëm rek di yokk ca kanam. feebar bi nga xamante ne si tasaaroo na si àdduna bi te ñëpp ngeen xam ko muy virus corona parce que Arabie Saoudite dafa nekk dëkk boo xam ni li fay dugg ci ay doomi aadama dafa bari des millions de personnes ñoom ñoo fay dugg chaque année donc nit ñu bari ñooñu nag bu ñuy dajee ci xaram bi wala ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di daje mun na am kenn ku jógee bitim réew di am ci biir feebar bi ñu tasaare ko mu delluwaat ci réewum jàmbur donc looloo tax Arabie Saoudite jël ay mesures pour dakkal pour arrêter jëmmi jamono rek ñu commencé waat li jëm ci wàllu umra bi dem bi ak dikki bi. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy voyage privé yi nga xam ne jotoon nañu réservé jamono ji ambassadeur bi ma ngay dalal seen xel mën na am sax lu yàggul dara ñu delloo si waat ko. Arabie Saoudite chaque fois dafa dépendrul ci wàllu économique ci wàllu aj bi ak umra bi moom toujours li ko gën a yitteel mooy jàmmi doomi aadama yi ak jullit ñi ñu mën a def seen pèlerinage ci jàmm ak salaam ci loolu moo tax muy rassurer di dalal xelu sénégalais yi ak voyagistes privés yi nga xam ne ñoom ñoo ci biir réew mi ñi nga xamante ne jotoon nañoo def ay réservation yooyu du am benn problème ci mbir moomu ndax mbir mi xëy na suba sax mu arrêté donc lu gàtt la moo tax du amul benn impact bu muy def ci aj bi te it du yàgg loolu Arabie Saoudite ubbi waat ay buntam nit ñi mën a dugg. li jëm ci wàllum aj bi mu ambassadeur bi jàpp ne ni naam ma nga yokk wante nag fi mu ne nii wax lu jëm ci wàllum aj dafa teel lool. aj bi du ci am benn lënq-lënq parce que aj gi des na 4 ou 5 mois pour mu tàmbali donc li ñuy ñaan mooy balaa boobu lépp taxaw mais pour le moment déclaration bi li mu wax mooy umra bi ak visite bi nga xamante ne si nit ñi ñu ngi koy jël di ko dem yóbbu ci Arabie Saoudite loolu la Arabie Saoudite arrêté gum ngir dajaloo gi nga xamante ne si nit ñi ñu ngi fay dajaloo mais ci wàllu aj moom loolu moom accès guñ ci te yaakaar na ni du fa egg. moom ambassadeur Arabie Saoudite bi nekk fii ci Sénégal jàpp ne ni décision bi nga xam ne dëkkam moom la jël dafa nekk décision boo xam ne bépp réew moom la war a jël ngir bañ nag lii nga xam ne mooy virus bi mu gën a yokk te jàpp na ne it ci wàllum diine l'islam ci la ko teg. Fat Bintou Konté cant ak ngërëm ñeel na la beneen ab ambassadeur boo xamante ni wax na ci wàllu woowee nag bi la yoon muy rek ambassadeur bu réew bu Chine xam ngeen ne foofee la bi la feebar dooree ni ki tey jii nag mi ngi artu askan wi te itam di dalal seen xel bu baax a baax tey xam le nekk ne jël nañ kéem kattan ngir rek doomu réew bu Sénégal yi nga xam ne rek ñoom ñooy yeewoo foofee nga xam ne moom moo di ca Wuhan naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der ya fa nekk ni ki tey jii ñu ngi doon jébbal ay jumtuwaay yoo xamante ni na ñeel wàllu kër docteur Mohamed Samb ak Mohamed Sow Dieng. ay jumtukaay yu amoon solo ci wàllu faj waaye itamit ci wàllu tàggat yaram lii nag ngir mën a dooleel bërëbu fajukaay yu l'armée bi. Chine jël matukaay yu war yëpp ngir doomu Sénégal boobu nekk ca Wuhan di ab militaire mu mun a am wérgu yaram gu mucc ay stagiaire militaire bu Sénégal boobu nekk ca Wuhan man nag sama xabaar yi ma mujjee am rek moo di jël nañu matuwaay yu wóor yëpp rek ngir mu mun a am wérgu yaram bu jaar yoon donte ni mu ngi foofu ca Chine ba tey. ngir mun a jàmmaar lool bile feebar faaw rek ñu gën a dooleel li nga xamante ni si moo di solidarité bi ci diggante réew yi. réewu Afrique yëpp boo xoolee dañu am lëkkaloo gu am solo gu ñu sekk ak Chine ba tax na ñoom ñëpp nag ñu ñuy jàppale ci feebar bi di coronavirus comme ñun itam niñ leen daan jàppale ci jamono bi fi Ebola bi amee. dafa laaj solidarité ndax xam ngeen ni tey nous sommes dans un monde ouvert nit ñi dañuy dem ak ñëw lu xew fenn mën na am ay répercussions feneen donc du Chine rek. le concerne àdduna bi yëpp le concerne. bile matériel nga xamante ni si ab don la bu Chine jox armée bu Sénégal war na mun a tax rek ba ñëpp mun cee faju. hôpital bu mel ni hôpital militaire Wakam bi nga xam ni moom la ñuy jox une bonne partie du matériel dina améliorer plateau technique am te tamit mën a toppatoo militaires yi seen santé ci conditions yoo xam ni dina améliorer wu ba pare aussi mën a toppatoo population yi nga xam ni surtout population Wakam yi. di ñëw foofu di faju dans de meilleures conditions. l'armée sénégalaise bi gën nañ ko dooleel ci wàllu jumtukaay yu am solo ci paj gi waaye tamit ci tàggat yaram gi Sénégal nag di feddali kóllëreem ci réewu Chine ngir mun koo jàppale rek ci xeex bi di coronavirus.
ñu tëj pàccu yaa bi nga xam ne rek jagle lool nañ ko boobule tawat dañuy wax ci leneen lu soxal lool wàllu cet gi fii ci réew bu Sénégal duñu sori dañuy dem ca kër Mbay Fall mu mel ni foofee nag wàllu assainissement doon na loo xamante ni mu mel ni ay gàllankoor la ci askan wi ba tax rek kuréel gi nga xam ne moom lañ dénk wàllu cet gi amaloon fa ab doxu nemmeeku ngir xool askan wi naka la ñu toggee ak itam bërëb yi nga xam ne rek dañ fay aaye tuur ay ndox yu ni mel naka rek lañ ko rek càmme dañuy rek teewlu reportage bi nga xam ne Salif Sow def na ko. daanaka safara la ñuy dund ci kaw suuf ñoom waa quartier Àjjana bu Kër Mbay Fall ndaxte nee ñu gox bi kenn assaniru ko boo fóotee wala nga am ndox mu bon foo koy tuur mooy jafe-jafe ba dëgg ca koñ ba lay des soxna si sax mu ngi ñuy xamal ne jafe-jafeem nee na at wu nekk daanaka 300 000 dina ko génne jëmale ko ci wàllum ngàccum foos ndax dëkkuwaay bu bon. quartier bi ni mu mel dégg na dayo ndox yi ñu ngi koy tuur fu nekk mais nag amuñu ci pexe parce que sunu kër yi ci boppam moo ñu njëkk sonal. man mii wax ak yow roqeetoo chaque fin du mois wala 45 jours yu ne mu fay 30 000 francs ñu ngàccal ñu suñu foos te terewul dañ koy def lu ñu bëgg ci Kër Mbay Fall mooy ñu defal ñu ay canalisation géej gi soriwuñu ñu ngi dëkk fii Mbaaw tout près dina gis ku jóge ci koñ bi yenu paan sotti gis ku jóge ci koñ bi yenu kaan fotti gis ku jóge ci koñ bi yenu kaan fotti fii nag ñun ay ñëpp ay sénégalais lañ tey koo ni li nga def waroo koo def mun la moomoo mbedd mbuur la. lan moo tax ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy tuur ndox bi ci mbedd yi kenn di leen boole loolu nee ñu suñ ko defee di naan ñoom ñooy wër di yàq sax koñ bi di yàq seenu der kon société bi di gisee mbir mee tax ñu ragal waa service d'hygiène ñoom ragaluñ ko leen joxoñ ndaxte nee ñu ngir dëkk bi dox faw yat bi génn. dinañ waxtaan nag dinañ fexe ba nit ñi changer de comportement nit ñi fexe ba lii duñ ko defati mais nag am na ñoo xam ne moom Sénégal am na ñoo xam ne moom bala ñuy bàyyi dara rek nga dal seen kaw kon nag loolu nag moo tax ñi jàpp ni dinañ jéem a leen teg yoon bi nga xam ne moom la li code de l'hygiène wax. service d'hygiène ba tey mu ngi woo askan wi di tàllal loxoom nee na fii faw ku nekk jàppee ko yëfam. yëpp daf ci nekk loo xam ne li ko waral mooy nit ñi ñoo war a jël en charge seen set ak setal tollootuñ foo xam ne dañuy ñëw taxaw si ginnaaw nit di ko wax setal déedéet mais nit ki moo war a taxaw jonn fexe ba nga xam ne lii nga xam ne mooy set ak set mu def ko ci boppam. mbedd bi mbedd buur la nee ñu di wax li ñu gëm mooy ne mbedd bi mbedd ñëpp la te lu ne ku ne la ba tax ku nekk da cee war a dugal loxoom. ñu àddu ci leneen mu mel ni collectif bi di ñoo lànk ñoo bañ nag tey jii nag daañu làbbaliwaat ci rek doxu ñaxtu bi nga xam ne ñu ngi koy def boobaak léegi ñu mën koo lim ni ki tey jii nag ñu ngi woon ca buntu bu camp pénal bu nga xam ne rek moom moo nekk ca Liberté 6 li ñuy sàkku bokk na rek ñu daal di bàyyi seen ak ñooñ di Guy Marius Sagna mu noy ngelaw lu féex Abi Faye ci tënk. ak dëggu ak xarañte gu mat sëkk lañu àndal la ñu bëgg moo di ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna yat ga mu yor ca loxoom moom mi de benn bët lay xoolee mag la taxaw ci buntu camp pénal la mu bëgg lenn dong la mooy ñu bàyyi ko. toll nañ ci ay junne doomi aadama yoo xamante ne ñoom ñëpp ñëw nañ jàppale ci kii di Guy Marius Sagna ñu génne ko ci nungu siin ga mu nekk loolee rek moo di seen mbëbët gannaaw ga ñu bàyyee ñamu àndaloon ca kaso gi. yow ak ñi nga àndal ñëpp waa APR yëpp lañu dugal prison pour haute trahison yow ñi sàcc suñu xaalis yëpp prison lañu dugal vous êtes tous des voleurs moom la ñuy xeexal tey Guy Marius Sagna rawatina nag jàppewuñ ko politique mais ñu jàppe ko di casse ay droits am citoyen sénégalais la gis na ne lii c'est pas injustice la mu ànd ak 8 personnes ñu libéré les 7 tëye ko fi. jamono jii nii nous sommes tous prêts fii bépp citoyen boo xamante ne muy fii Sénégal ki nga xamante ne tey pare na tey pour ne moom il est pour le développement du pays pare na tey pour jàmmarloo ak ce maudit gouvernement bi nga xamante ne day def lu ko neex alors que ñoom xamuñu ni peuple bi moo leen fi teg. mu doon loo xamante nit bëriwut lañ koy gis fi ci mim réew prisonnier bu dajale askan bu bëri di sàkku lii di ñu bàyyi ko collectif ñoo lànk di avertise kii di njiitu réew mi Macky Sall mu naree laaj ñetteel ci bi mandat. dañ ko koy imposer ñun peuple bi ñun ñoo ko ëpp doole ñun ñoo ko yóbbu palais bu buggul ñu wàccee ko. duñu moromam nee ko ba boobu Macky Sall bu dee góor la rek dañ def 3e mandat
bu dee li muy wax dëgg la ci moom na ñëw troisième mandat. troisième mandat ñun ñu koy dugal ñu ko dugalee prison bu wax troisième mandat dañ lay dugal prison pour trahison. bëree woon nañ lool ñu ñëw jàppale ci collectif ñoo lànk ngir ñaxtu ñoo ngi ko dooree ca rond point bu Foire jeexale ko ca bu Liberté 6 ab taxaw ca buntub maison d'arrêt bi bu Camp pénal ngir rek seen ñoñ Guy Marius Sagna mi fi tëdd ñoom ñi ñu bàyyi ko xel gannaaw ba nga xamante nit lu jege ñetti weer ñoo ngi ko làkk jant bi. mbokk yi yéen ngi fàttaliku Guy Marius Sagna ca buntu palais la ñu ko jàppee woon ki nga xam ne nag moom moo di maître El Hadj Diouf jàpp ne loolee nag jaaduwul ba tax rek ay sox mënoon na ko ci fekk dañuy teewlu ay kàddoom Alxasan Ba moom moo ko taataan. xale boobu xëy na njàngam moo soriwul mais bu xamoo ne camp militaire ku fa ñëw ne da ngay jàppandiku ci giri yi dañ lay dóor bal kon du dem palais camp militaire la. nañ xool règlement palais dañuy palais camp militaire la moo tax boo demee gendarmerie dafa bëri lool garde rouge taxaw ci buntu bi yore seen i fetal yow nga ne da ngay jaay géej yaa leen ñeme di song bu la dóoree bal doo dee te yoon moo ni boo songee camp militaire kon présidence dañuy dóor bal nga dee foofu laa waxee woon ni Guy Marius Sagna dafa rëcc ndax dee sax mënoon na ko cay fekk ndax song ay garde rouge soo ko giri palais ñu di la xëcc ngay xëccante ak ñoom. ni damay xëcc palais bi damay dugg ñu di la xëcc ngay xëccante ak ñoom bal fetal mënoon la fa fekk am ñu bind ni El Hadj Diouf nee na Guy Marius Sagna dañ ko war a rey ma ne déet waaye nit ñi daal ñu mën a jaxase dama ni mënoon nañ koo rey ci loolu bu def ndax dafa song camp militaire ndax palais camp militaire la te boo ko songee bal booy dal sa bopp nga dee loolu laa wax kon bo man yéene wu ma ko mu dee balaa ndax dañ ko war a rey au contraire dama koy yërëm mas naa koo défendre ba génne ko ci moom dafa mel yaram bi mooy laaj prison cëpp bi yëpp nit ñi xam ko léegi xam nañ ko lii la bëggoon waaye xameen bu ñaaw xameen boo xam ne yëfu dof la ngay def di jaay gëree. ñu desandi ak moom ba tey moom maître El Hadj Diouf ni ki tey ji mi ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi di addu itam ci ñi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi génn di jàkkaarloo ak askan wi di addu ci li nga xam ne rek moom moo di ñetteelug mandat bu njiitum réew bu Sénégal mu jëmale ko ci atum 2024 moom maître El Hadj Diouf li mu xamle moom moo di ñooñee di génn te ñu rek pété ci li nga xam ne moom moo di nguur yi kàddu yi yëkkati teguñu ko fenn dañuy teewlu reportage bi nga xam ne Alassane Ba def na ko. avertissement la def jëmale ko ci ñi nga xamante ni jàpp na ni seen xel yee dem ay éléments yu dangereux lañu ci suñu askan wi maître El Hadj Diouf ci wax jooju bàyyi xel ñi nga xamante ni ci jamono ji ñoo yëkkati candidature bu possible bu président Macky Sall ci 2024. du fi jar kër gi ñi nga xam ne ñoom magay leen joxee na lekk bu leen joxul duñu naan wala bu fi nekkul dañu xiif wala ñu ngi tiit bu Macky demee lu ñuy dundee. bu ñu sonal nañ bàyyi affaire yu yambar nañ gëm yàlla même Macky bu fi nekkul li ñu doon dundee ba Macky ñëw mën nañ ko ko dundee mais xalaat ne Macky bu demee rek ñu dee seen ceeb du tooyati tax ñu mel ni ñu jëfur buñ jëfuree dañ leen xaxar ci bedd yi il faut que ça soit clair donc maa ngi adressé wu aussi bien aux membres de Benno Bokk Yaakaar bi ma bokk ñu ngi ni que aux populations sénégalaises Macky Sall waxam du dañ di wax na ko kon bu leen sonal nit ñi nañ bàyyi débat bi. avocat bi jàpp na ni moom njiit réew mi président Macky Sall du posé waat ñetteelu candidature am ci atub 2024. Macky Sall doful ba sacrifier li mu liggéey yëpp Sénégal li mu baaxee fi mu yóbbu Sénégal léegi ci croissance économique ci infrastructure mais bu bàyyee comme ni nga ko waxoon Ablaye Wade ay naafeq ay opportuniste non dañuy 5 ans donc 5 ans bi à la ligne kon bii lay wax moom mu taxaw bind ni maa bind Macky Sall dana ñeme na ko waxeet dafa am jom du ko def kon débat bi c'est terminé dama bëgg tey débat bi jeex ngeen dem bu ngeen demee ngeen El Hadj Diouf jeexal la débat bi nee na Macky Sall du ñëwaat pour un 3e mandat. moom jiitalu parti des travailleurs et du peuple wax ni sax da nekk candidat ca atub 2024 muy sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom la bokk ndol Benno Bokk Yaakaar ñu ñëw nag jàppale ko ci candidature am bi.
saxaar wu yees bu ñuy taxawal muy dëkkmal Dakar Bamako ferroviaire nag loolee nag njiitum réew bu Sénégal moom moo ko xamle ci conseil des ministres naka noonu itam muy xamle bépp ndàmpaay boo xamante ni war nañ ko jox à la traite ya nga xam ne rek ñu ngi doon liggéey ca woowule wàll dañ leen ko jox dañuy teewlu reportage bi nga xam ne Cheikh Anta Diop Seylatir def nañu ko. syndicaliste yi nekk fii ci Dakar Bamako ferroviaire fii ci diwaanu Thiès de bëgg lool ci kàddu nga xamante ne njiiti réew mi yëkkati na ko ñu xalaat ne bu ko yëkkatee de ñu gis ne dañ koo war a topp. conseil des ministres président de la république joxe ci ay ndigal pour que ñu trouver solution rapidement à l'amiable joxe ci ay instructions daal ne dafa bëgg dans les plus brefs délais acteurs yi jublu ci saxaar gi dooraat kàddu la yoo xam ne yàgg na ko wax da ko feddaliwaat rek ndax 31 décembre waxoon na ko kon nag bu ci président waxee ci conseil des ministres dañuy jàpp rek ni dafa dellu si ci kàddu yi ñu doon wax et puis vraiment ñu gis ci suñu bopp tamit rafetlu ko. ñi nga xamante ne ay à la traité lañ ci Dakar Bamako ferroviaire boobee ba léegi nag jotu ci seen i koppar rafetlu nañ li nga xamante ne jël nañu ko. kon jot na nag acteurs yooyu taxawaay bi c'est-à-dire fexe ba li président bëgg ñu jëmbal ko. retraités yi ñu war leen fay seen i indemnité de départ à la retraite boobu ba léegi vraiment mu metti lool te mu nekk ay doyens yoo xam ne dañoo liggéey ba retraité te mérité wuñu loolu. ñu war a trouver solution très rapide bu ñu leen fayee seen xaalis. ab société bu yees bu war a wuutu nag Dakar Bamako ferroviaire loolee la ñu fas yéenee tabb ñi nga xam ne mooy cheminots yi nag bëgg ci lool. DBF moo fi nekk parce que li mu wax nee na nañu liggéey ak DBF ci situation boobu en collaboration ak seen partenaires yi nekk Bamako. loolu moo taxoon vraiment ñun bi ñu ko déggee ñu rafetlu ko lool. syndicaliste yi nekk fii ci Dakar Bamako ferroviaire bu Thiès ak ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllu raay ñoom ñëpp di nee nañ taxaw nañu tey jii de nguur gi woo leen ñu waxtaan xool nag société bu yees bi lan lañ ci mën a def ngir saxaar yi mën a déqiwaat gaar yi mën a suqalikuwaat. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di màggalug Poroxaan yàggatul léegi mu rek daal di egsi ba tax rek ñu daal di fay samp ab forage ngir rek ndox doon loo xamante ni du manqué lay fii rek ñuy amal boobule rek li nga xam ne moom moo di màggal dañuy teewlu kàddu yi nga xam ne Ibrahima Jàmme taataan na ko. nag nga xam ne mooy Poroxaan nga xam ne comme nu ma ko waxee ca njëlbeen dafa nekk lu am solo forage bi ñëw na OFOR mi ngi def le réseau maanaam de distribution maanaam raccordement yi def ko de telle sorte que ni ndox mi dana teew mais xam nañu aussi que ni dëkk bi day yokku comme dëkk bu yokk la daañu jëlaat yeneen motuwaay pour que ci wàllum ndox ak ci wàllu lu nga xam ne maanaam président de la république daf ñu ko dénk ci wàllum yooyu ñu taxaw ci de telle sorte que ni dëkk bi du am jafe-jafe yooyu te gëm naan du ko am parce que dëkk bi am na taxawaay. am na vraiment des responsables yi fi nekk religieux yu am taxawaay yu nga xam ni ñoo ko téye bu baax a baax te loolu vraiment dañ koy rafetlu di yëkkati nuyoo ak ziar teg ko ci loxo sëñ Bassirou mi mu jottali ko xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké ñaanal ko fan yu gudd ñaanal ko wér-gu-yaram bu mat sëkk ñun ay. Ibrahima Jàmme cant ak ngërëm ñenn la mbokk yi loolee daal di buur yi la jotaayu xibaar rédaction bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw noppi